activiste bi di kilifa dip rappeur yoon teggi na ko loxo tey ji la taxawoon ca tribunal bu Kaolack ba nañu ko mu dem dogal boobee la tribunal bu Kaolack kon jël keneen ku ay mbiram nekk ci yoon te lam ca doon sàkku amu ko moo di liberté provisoire bi ñu doon sàkkul kii di René Capain Bassène di ko xam ne li ñu koy tuumal mooy la woon ci àll Boffa Bayotte ba mooy kon ki ko sooke lu aju ci fitna gu ñu nimmiku fële ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru bi ñuy taxawal bureau amical bu faculté sciences juridiques ak politique yëf yi dañu ko mujj ajandi war a xaarandi dogal bi nga xamante ne ji mooy bàyyeekoo ca kilifa yi l'école ba mbirum Ndengaleer ak Sidima askan wa yeewoo ca Jilaax ñaawlu kaddu yi Seydi Gassama ak Birahim Seck yëkkati ci boobile dossier ab jano bu ñu doon amal ak taskatu xabaar yi tey jii ci yor ci lañ ko xamle ne duñu buuse lu toll ne tarafatal ay na ci seen suuf soosee chef de village yi nga xam ne li ko tàmbale benn fan ci weeru sulet weeru deweeti kenn ku nekk danañ la fay fukki junni njiitu réew Macky Sall mooy ki ko xamle association gi jaboote chef de village yi ci réew mi rafetlu ko waaye di sàkku nag ci njiitu réew Macky Sall mu yokkub loxoom nee nañu soxla nañu wata ak drapeau bu ñu lonk ci seen i kër ngir ñu leen di mën di ràññee loolee mbokk yi mooy tax ñu xabaar yi buñ ko tàqanñee bu nuppi daañu ànd ak Anna Rocha Lita Lopez Faye ci xibaar yi bii ci réew yi jukki leen aslëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk jeexale xibaaru digg bëccëg gi ak gis-gis tey ji li ñu ciy waxtaane mi ngi jëm kon ci fitna yi ñuy faral di nemmeeku ci espace public bi bu dul ci kawi kàddu di ci jëflante fu nekk daal ñu gis ne kon dënn yi dafay gaaw di jóg ba yenn kàddu yi sax di ca topp loolee ci seen gis-gis lu ko sookeek lu koy sabab danañ ko waxtaane ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média Ibrahima Diame maa ngi lay nuyu. jërëjëf Mohamed maa ngi lay fay bu baax. kii di kilifa rappeur la activiste la tey jii taxaw na tribunal waaye dogal ba mooy dañ koo bàyyi mu dem. dëgg la Mohamed ni nga ko waxee noonu dong la amee kii di kon turam dëgg di Landing Mbissane Seck xëy na taxaw ci baaru tribunal grande instance bu Kaolack. comme niñ ko waxee woon kon tey mercredi taxaw na waaye tribunal def ko seetal ba mu set wicc ci bàyyi ko mu ñibbi donc ay 10h10 10h30 yooyu la daal di teew ci fi nga xamante ne moom mooy baar bi mu présenté wu juge bi ne ko nag foog nga présenté waat ñu mbir mi ni mu demee ci la daal di kon raconté yépp scène bi ni mu demee fi nga xamante ne moom mooy rond point orange bu Medina Baye fii yëf yi amee woon donc fi ñu ko arrêté woon de lépp après fi nga xam ne moom moo di procureur bi daal di jël parole moom procureur jàpp ne nag liñ koy tuumal en tout cas fait yi nga xamante ne raconté na ko wane na ne liñ koy tuumal am na donc taxoon mu ne en tout cas tëj na ko un an avec sursis un an boo xamante ne du ko tëdd waaye ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy ay avocat ñoom ñoo koy lawoon kon bokk ci maître Moussa Sarr ak maître El Hadj Malick Diouf biñ jëree parole dañu daal di weddi loolu ba mu set wicc ñu ne loolu ñu koy tuumal ay outrage délit d'outrage ak de rébellion expliqué ne loolu yëpp mënuñ ko jàpp daanaka dafa jafee définir sax ci code pénal boo xoolee niñ ko définiree wonewul ne en tout cas ni kii en tout cas montré woon ci sur le terrain wonewul ne loolu mën nañ ko jàppee outrage wala rébellion ba tax na daal ñu doon sàkku tribunal pour mu bàyyi ko mu ñibbi këram donc bi juge bi ñaatee parole yàggu ci sax mu ne donc yow kilifa Landing Mbissane Seck donc tribunal toppee tout le dara bàyyi na la nga dem ñibbi këram donc kilifa bàyyi nañ ko mu ñibbi këram mu doon lu nga xamante ne nag waa mouvement Y'en a marre yi nga xamante ne bëri woon nañ fa rafetlu nañ ko bu baax a baax waaye nee nañ nag danañ di dellu siwaat fii nga xamante ne moom moo di Kaolack def fi marche ñoom itam waa prestataire de la Sénégal bi ñi taxoon ñu tëj kii di kilifa ñu jàpp kii di kilifa donc nee nañ tamit il faut que ñu amal fii marche parce que def nañ ko fi nga xamante ne moom mooy ci yeneen diwaan yi gisuñu lan moo tax waruñ fi amal marche Mohamed Ndiaye. mi ngi noonu Ibrahima Diame ci ay leeral sant la bu baax a baax waxtaanee leneen mu di lawoon ca Boffa ak Bayotte juge bi gàddu dossier bi ci Ziguinchor gàntal na liberté provisoire bi nga xamante ne ji kon ay seeni avocat doon nañu ko sàkkul kii di René Capain Bassène ak Omar Ampoy Badiane ak ñeneen ñi ñuy tuumal ci moomile mbir
meneen mbir di coowal suuf la ca Ndingler askan wa yeewoo ca Jilax ñaawlu kàddu yi nga xamante ne ji Seydi Gassama ak Birahim Seck yëkkati nañ ko ci boobile dossier ab jono bu ñu doon amal ak taskatu xabaar yi tey ji ci suba ci lañ xam le ne daal arrêté bi nga xam ne préfet bi jël na ko ngir kon bëgg jàmm daal di fay am fitna ca dàkk fa loolee ñoom ñi ngi koy rafetlu dañuy déglu Alioune Faye mooy responsable kuréel gi ëmb ndaw yi Jilax yi ñu déglu ko ci micro Abdourahmane Diallo. Birahim Seck ak Seydi Gassama dugg ci coowal Ndingler Sedima Jilax di jaxase rek bàyyi waa Jilax comme waa Jilax bokk ñu Sénégal ñuy dem Ndingler di leen monter di leen jox xaalis dem leen ngeen réclamer suuf si te wóor na leen ni ñooñu suuf soosu mënutuñ ci dara amuñu fi dara waa Ndingler xam nañ loolu léegi Birahim Seck ak Seydi Gassama suñu fay dem di leen jox xaalis dem leen ngeen xeex lu ñu bëgg guerre lañ bëgg diggante Jilax ak Ndingler ñuy woon ak autorités yi guerre boobu noonu du arranger Ndingler du arrangé Jilax waaye nag Ndingler lay gën a ñàkk arrangé parce que lu nekk ay nit Jilax xaaj bi nekkul Ndingler raison pour laquelle yow suñ la waxee ni yow Amnesty International nga représenté dama foog ni jàmm nga war di dox ci ay population mais nekkul nag seytaane di wax le président Macky Sall avant que guerre di am Jilax na ñëw wax waa Ndingler nañu toog suuf si amuñu ci tous waa Ndingler xam nañ ko na woo Birahim Seck ak Seydi Gassama wax leen dëgg ma ni li ñu war a wax bëri na ñoom ñooy daganal ngóor jigéen ci biir Sénégal nañ wax ci loolu te loolu Sénégal kenn du ko nangu arrêté préfectoral bi ñun Jilax yëpp dañ cee kontaan parce que su amul woon ay dee am fi feneen fu fitnaam di ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru tey ji am nay jàppante ci diggante étudiants yi yu faculté lettres ak ñi nga xam ne ñoo di takk dere jàppante yooyu li ko juróom ñu ngi tukkee ci élection muy fal gi ñu waroon a fal bureau amical faculté ba lu aju ci ñi nga xamante ne ñooy coalition yi ñàkk mu di coalition muy excellence ak victoire ñoom ñoo àndul ba léegi ci ndam li nga xamante ne ji coalition puissance 21 amee nañu ko délégué ñaari coalition yooyee tey ji xëyee nañu décrété gerew semaine yàlla boo xam ne du ñu ko jàngi yamuñu ci ne dem nañu ci l'école yi nga xamante ne ji ñoo leen wër génne élèves ya fa nekk kilifa yi nga xamante ne ji ñoom ñoo nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ne ñoom dogu nañu ci la fa am di fitna ji nga xamante ne day tukkee ci palum amical yi ñu daal di koy dakkal loolee nag ñi ngi ko xamle des ci déglu kàdduy leeral yu bàyyee ko ci professeur Ndiasse Diop mooy médiateur bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mbiri moom recteur bi mi ngi ci taxaw tem ngir loolu jóg fi parce que université mënul ànd ak coow ak xiiroo ak ŋaayo surtout bu fekkente ni ay élections yi amicales lañu parce que xam ngeen ne amicales yi ce sont des associations reconnues élections yooyu dafa nekk élection yi nga xam ne mooy tabb bureau yi nga xam ne nii faculté bu ne wala établissement bu nekk bureau booba moom la autorité yi di jël ñu nekk ñi nga xam ne nii ñoom la ñuy waxtaanal bu problème amee ci université wala ci seen faculté élection yooyu nag samedi bi passé ci faculté de lettres jot nañoo xam résultats yi waaye résultats yooyu mën nañu jàpp ni ay résultats provisoires lañu ndax ñi nga xam ne ñi ñoo war a wax élection yi jaar nañ yoon wala jaaruñu yoon tey ci ngoon la ñuy daje bu ñu dajee nag dinañ wax lii seen xalaat ci résultat yooyu génn bu fekkente ni dañuy dëggal résultat yooyu bu boobaa ñoom ñu dëggal ko joxaat ko kuréel bi nekk ci seen féete leen kaw muy assemblée de faculté moom itam mu wax bu fekkente ni ànd na ci li commission électorale wax ñu dëggal résultat yooyu bu fekkee ne ànd ci mu wax beneen yoon wu ñu war a waaye fi mu ne kenn mënagu cee wax benn décision li am daal mooy woote nañu ay réunion yooyu nag bu jeexee dinañu xam ban doxalin wala ban gis-gis la ci kuréel yooyu am. Factura moom am na ay mesures ba pare te mesures yooyu ki ko jël mooy kuréel gi nga xam ne moo gën a kawe ci faculté bi muy assemblée de faculté nee nañu lépp lu jëm ci ay élection dañ ko dakkalagun ba xam dinañ ko wéyale dakkal wala dañ koy delloo si waat. étudiants yi ci yu université virtuelle du Sénégal ci diwaanu Bambey tey ji xëy nañu wàcc ci mbedd yi ñoom it la ñuy ñaxtu daal mooy anam ya ñuy jàngee la ñu ne dara ci baaxul tax ñu bëgg ñu gën leen a bàyyi xel ñoom étudiants yooyu dañu xëy te dugg ci lycée yeeg collège ya nekk ca Bambey génnee seen naataangooy élèves ya nga xam ne ñoo fa nekk la ca tukkee des na ci dellu si ci yeneen i xibaar ak ki nga xamante ne ji moom moo di Babacar Diouf leneen ci wàll mu di njiitu réew mi Macky Sall mi teewee tey ji ci suba ab conseil des ministres décentralisé ci diwaanu Matam mu tënku ci tournée économique bi nga xamante ne ji moom njiitu réew mi ngi koy def ci barab boobe démb xamle na projet de loi boo xamante ne ji
liñ ci jublu daal moo di gën a taxaw boobu le diwaan waaye ca diwaanu Matam ñii di askan wi ñu ca bari am na ci ñoo xamante ne ji kon maanaam am nañu mbégte ci la fa gouvernement bi liggéey am ci ñooñ yaakaar ju tas la ñu ci amee rawatina ci liggéey yi nga xamante ne tukkiwu na ci conseil des ministres décentralisé ba ñu fa amaloon ñu bari nag rafetlu bu baax a baax yëfa njiitu réew mi Macky Sall jibal ci ne danañ ko def ci boobile diwaan mu di ca Matam Georges Déthié Diop envoyé spécial bu rajo Futur Média la ñu fay fekki. ay mag toog ci suufu garab ñoom ñëpp ñu ngi fi woon ci conseil décentralisé bu njëkk bi amoon ca Matam. ñu ngi sant yàlla ak yonent bi ñëwoon na fii ci suñu kanam ñëwaat ni encore ci suñu kanam ñu ngi dund. tey ñuy xaar liggéey. ñun waa Matam fu ñu nekk ni amuñu paltu amuñu place suñu liggéey bex béy sàmm demuñu France demuñu Allemagne demuñu Amérique suñu doom yi ñu ngi fii amuñu paltu amuñu place kenn liggéeyul dañu bëgg nag Macky Sall nañu dimbale ñun miskin yi soo gisee Matam bari ak xale comme ça la amuñu fu ñu liggéey. fi fa soriwul ab atelier menuiserie. sawar ma si mbiram daal. ki moom atelier ba moom jàpp na ne gouvernement bi def fi dara loolee tax li ko gënal moo di mu concentré wu ci liggéeyam. change sama job bi moom mu gënal quoi change day dem si waaw Fouta fii moom nga naan Macky Sall defu fi dara Fouta yi te lii gisuñu lenn lu fi def dañuy digg chaque jour muy changé quoi doxut laa ma la wax noonu da fexe liggéeyaat defaraat affaire yi quoi. kon bokk lu bëri desandi na donte sax ñenn ñi jàpp nañ ne am na ay liggéey nga xamante ne teg nañ ci gët. ñu sant yàlla bu baax sant suñu gouvernement parce que boo gisee tey grâce à Macky Sall ku ñu dajale ko di ko defar ay tali defar ñu ay dispensaire ay hôpital ay lu ne waaye ba léegi ñu ngi koy ñaan nag moom Macky Sall nañ ñu toppatoo jigéeni Fuuta yi sonn nañ waaye dañu bëgg mu jàppale jigéeni Fuuta mu jox leen ay financement. xaar bi ne yàgg na mais nag liggéey ba moom jaar na yoon depuis bu ñu wootee ba léegi ñëwul fii gisul fi defu dara waaw dañu waa Fuuta sax dañu mer. kon nag ñoom ñëpp a ngi dégluwaat Macky Sall ak gouvernement Matam di xaarandi lu bëri ci ñaareelu conseil des ministres décentralisé bi gannaaw conseil présidentiel bi fi amoon démb Georges Déthié Diop Matam Radio Futur Média. ci boobu lee ndaje mu amaloon dem moom jiitu Macky Sall fa la xamle ne chef de village yi bu weesoo weeru sulet weeru deeti kenn ku nekk ci ñoom daañu la jox ndàmpaay lu toll ci 10 000 loolee chef de village yi rafetlu ko bu baax a baax waaye bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Faye mi nga xamante ne ji moo jiite kuréel gi jaboote chef de village yi ci réew mi bëgg nañu jiitu réew Macky Sall baaxee leen i oto ak ay drapeau ñu déglu ko moom Mamadou Faye ci jokkoom ak Alaaji Njogu Jeen. ñëpp rafetlu nañ ko vraiment kontaan nañ ci bi baax a baax am na daal yoo xam ne ñu ngi xaar ci moom mu jàppale ñu ci mesure d'accompagnement bi parce que moom vraiment amoon nañu ay véhicules yoo xam ne vraiment ça rendait d'énormes services te moom oto yi ñu amoon moom bi ñëwee nangu na leen mais vraiment ça rendait d'énormes services pour les chefs du village yoo xam ne bu urgence amee au niveau du village ou de la localité moom la chef du village yoon dimbale ko pour vraiment venir aux besoins des populations entre autres maa ngi wax itam ne soxla nañu dëgg ndimbal chef de village yi war nañu am faveur di jot ci décoration parce que kuy liggéey xëy na pour ñu encourager la pour ñu motiver la dang vraiment ñu am des décorations yooyu moom vraiment soxla woon nañ ko bu baax a baax en même temps les drapeaux le drapeau national boo xam ne moom vraiment chef de village ñoo koy jëndal seen bopp donc loolu moom buñ ko amoon moom dëgg danañu jàppale bu baax a baax am na yu bëri daal doo xam ne moom ñu ko doon xaar mais li ñu xaar moom mooy le bureau national des chefs de village mu ngay soxla daal dëgg chef pour le président de la République recevoir leen pour ñu toog ak moom loolu daal mooy l'impératif yoo xam ne moom le bureau national di ñaan. Bettenty nekk ca île du Saloum askanoo ñu bari ci ñoom tey jii xëy nañu wane seen bopp di ñaxtu seen bëgg-bëgg moo di Bettenty googee la ñu bëgg ñu def ko ab commune Aminata Goudiaby. ci place publique bi nga xam ni moom moo nekkee ca Bettenty la ñu dajaloo woon ak doole ngir rek sàkku ñu defal leen seen village boobu ab commune daanaka ñi fa dëkk ñëpp a génnoon ngir fekkee ndaje ak taskatu xibaar yi bi nga xam ni moom la ndaw yu dëkk bi organisé woon foofu ñoom nag nee ñu def Bettenty ab commune lu ñu leen digla atu 2017 ba léegi Mamadou Diouf moom moo yore kàddu gi. aduna dafay dox dañu dem ba suñu dëkk yi toll foo xamee ne que dépassé nañu ay statut de village donc commune la ñuy laaj pour Bettenty il Bettenty boo sinkaan ji nag askan wi nga xam ni moom moo yeewu ci Bettenty ak li ko wër tey jii dafa am solo loolu nag waral ñoom ñu ni may na ko mu nekk ab commune. village yu Bettenty boo ko jëlee mu ngi tourner autour de 10 000 personnes nga jël boo sinkaan 4 000 personnes a ngi yeewoo foofu nga dem les deux ji nag 3 000 habitants loolu tënk na ne jot na
Bettenty am commune am Niodior nekk commune. li nga xam ne nag ne ñu moom moo jëm ci wàllu koom itam ñu ne am na fa solo loolu buñ sukkandikoo ci Mamadou Diouf mi yoroon seen kàddu. Bettenty ñàkkul dara. c'est le poumon économique de la commune de Toubacouta. yi fii taxaw sunu kanam ci ay défi ci yoo xam ne war nañ ko mën a def te duñ ko mën a def tant que amuñu commune bari na lool. village yu Bettenty bii nag génn fa wala nga dugg fa yombul ndaxte am na ci waxtu yoo xam ne boo fa demee géej gi day wàcc ba benn gaal du mën a dem du mën a dikk loolu sax moo waral ñu ni bari na ay jafe-jafe yu mu leen indil waaye bi ci gën a tar mooy ngir am kayitu juddu wala leneen lu ni mel da ngay sonn trop. Ramata Sarr nag moom moo waxee nu ni mel moom matron la foofee ca Bettenty. ndax ku ñoo Bettenty rek daj nga coono ndax gis ngeen yoon bi nu mel rek nuñ ta bindoo rek bu ñu laajee dara war nañoo yërëm may ñu. Bettenty nag ñuy fàttali ne li bokk na ci li tax mu gën a siiw accident bu fa amoon atu 2017 lu ëpp 20 jigéen ñoom ñoo faatu woon ci benn gaal gu fa këpp woon. Aminata Goudiaby Fatick RFM. ñi nga xamante ne ji ñoo mës a dund accident ñoo ngi dund ay jafe-jafe di ko sooxaale ndax taxawu gi war ci ñoom loolee dafay jafe rawatina ci secours yi war a njëkk ci ñoom équipement médical bu leen mën a taxawut fii ci Sénégal bu ñu leen war a opérer ak yu ni mel daal dafay jafe lu ni mel tax na association nationale des accidentés yi nga xamante ne ji ña ca nekk dañuy dund ak laago boo xam ne ci accident la ñu ko jëlee nee nañu am nañu yaakaar ci état bu Sénégal ngir daal mu taxaw leen ci pàttali am na benn film documentaire boo xam ne def nañ ko ci wàll wi tey jii ci ngoon ci la ñu ko war a wane Awa Mbaye nga ànd ak say doom yàlla jël leen lu métti la déjà moralement. Cheikh Ahmad Dieng dundoon lu métti accident la defoon atum 2011 diggante Thiès ak Lam-Lam moom rëcc na ci ak bakkanam waaye ñàkk na ci ñeenti doomam muy wax nag jafe-jafe yi am ci prise en charge bi. boo yegsee yow xamul lu sa poos jël ay garab ordonnance jox la na dem defi rajo na dem defi lii na jënd piqûre bii na dem defi fekkee yoroo dara loolu baaxul. pour moom saafara bi lii la war a doon. seet garab yoo xam ne sur place war a intervenir immédiatement ci accidenté bi mooy nañu fexe ba centre hospitalier yi ñu équipé leen li ma ciy suggéré mooy tamit ñu wut benn centre de réadaptation boo xam ne ku génn ci accident léegi ñu jubale sa kër directement ñu yóbbu la foofu rétablir la retaper la tuuti ndax nit ñi moyens yi bariwul. Ousmane Ndoye jiite association bi ëmb ñi accidenté ba noppi ci laago. bon ba ma accidenté nag si la bind benn projet avant accident pendant et après accident. projet boobu kon di tënk ñetti tolluwaay laata accident bi bu amee ak itam la cay topp waaye lu mu seetlu fii ci Sénégal mooy wàññi bi dëgg-dëgg jëm ci ñi ci ñàkk seen bakkan chiffres yi dëgguwul. bu ñu nee Sénégal la 600 morts or que surtout mi ngi def 16000 interventions par an 80% yëpp accident de la circulation li ci des BTT la incendie principal mi ngi def 14000 par an li ma wax kenn mënu ko dindi Thiès mi ngi def 200 interventions par mois y compris Kaolack Kaffrine Fatick 350 accidents par mois xam nga loolu c'est énorme boo nee 600 morts moom day poser problème donc teguñu ko fenn parce que day am ñuy dee ci ambulance yi am ñuy dee avant l'opération am ñuy dee après l'opération. Ousmane Ndoye ne paj mi moom dañu ko war a xoolaat organiser ko ba mu gën. bu accident rek dañ ko war a faj bu gaaw a gaaw mais problème bi posé wu boo ñëwee hôpital lu ñu lay wax il faut nga fay bu fekkee ne que yoroo xaalis te 99% oto yi assuré nañ leen kon victime yi waruñu mën a am problème de paiement. Sénégal émergent bokkoon na ci ay programme am mu tabax centre bu mag jëm ci wàllum traumatologie ca Diamniadio boobaak léegi kenn gisagul dara. wàllu politique parti bi di AFP Alliance des forces de progrès ñi ngi màggal seen ñaar fukki at ak ñaar ba ñu sosoo ak léegi ci ndaje moomee sax fa la njiital parti bi di Moustapha Niasse yëkkatee kàddu xamle ne daañu amal congrès ci parti bi ci ñetti weer yi njëkk ci atum 2022 xamle na it moom Moustapha Niasse ne noppi na ngir daal ku mën a jiite parti bi mu jébbal ko lenge yi Moustapha Niasse ñu déglu ko ci micro Barthélémy Ngom. l'Alliance des forces de progrès di parti boo xam ne yaakaar moo ci jiitu gëm yàlla moo lal yaakaar boobule boo boolee gëm yàlla ne yàlla kenn la lu waay am moo la ko jox lu waay xam moo la ko xamloo lu waay mën moo la ko mënloo nga tekkee nag njaxlaf nag di góorgóorlu bañ a taxaw rek te doomu aadama de alxuraan wax na bible wax na ne doomu aadama lu mu yóotuwul du ko jot yóotu nag mooy l'effort la volonté mooy la nga bëgg la raison moo di nga xam fa ngay yem fa nga war a yem ren fa nga war a yem weer bii nga seet fan nga jëm weer bi ci tegu waaye boo bëggee def lépp te nit lu mu bare doole mënul xalaat benn bés ne guddi du am bëccëg du am yàlla moo ko réglé depuis toujours 4 milliards 500 millions d'années depuis que l'univers existe kenn mënul tere que le jour se lève kenn mënul tere que jant bi so que les ténèbres viennent cette logique là de la nature est un exemple à suivre jéem li nga yaakaar ne mën nga ko def waaye nga ànd ceeg ngor ànd ceeg xel ànd ci ak tey ànd ci ak dal loolu mooy alliance des forces de progrès
waxuñu tey lay jeex waxuñu semaine lay jeex ñu ngi ñaan yàlla ñun ñi nga xam ne ñooy mag ñi sosoon ko depuis 22 ans incha allah 2022 premier semestre danañ tenir un congrès soreetul après les élections locales ñun mag ñi nag ñu dandu du ñu dem semestre danañ tenir un congrès soreetul après les élections locales ñun mag ñi nag ñu dandu du ñu dem fenn dañu dandu xale yii nga xam ne formé nañ leen ñu ngi nii jiitu ñu ànd ak ñoom nag fu ñu nekk ña nga fa fu ñu gestu gis yi mbokki chrétien yi aj gi ñu baaxoo ñoom it bu ren bi dàq nañu ko muy ñaareelu yoon ñu di ko dàq mu di lu jur yaakaar ju tas ci ñi amoon yéene dem aji waaye nag nee nañu nangu nañu dogal bi bàyyi ko ci kilifay jàngu bi ndax fa ñu ko wékk fu wékke la di wàllu wér-gi-yaram jamono ji ñëpp yi defee lu leen musal ci woppi coronavirus ji nee nañu fu ñu mën di rekk daal ñi ngi ñaan ngir kon fexe ba am ndam ci lu xeex jàngoro jooje ba mu jóge fi Jo Maron reportage. xool ba waaye mu nga ca pèlerinage ba seen jëm moom du fa egg jamono ji ndax ñaareel yoon a ngi nii pèlerinage chrétien dañ ko annulation bi nag neexul dara Louise Seck madame Habib waaye gis na ne décision bi nga xamante ni kilifa yi jël nañ ko comprendre na ko bu baax a baax. ñoo ngi méttitlu vraiment annulation bi ni ñu fomm pèlerinage bu ren bi mais suñu njiitu jàngu Sénégal yi dañoo am pas-pas te lépp lu ñu def dañ si ànd ak tekk ak tey gis nañu ne àdduna wërngal këpp mbas mi ba léegi jógeegu fi pour ñu organiser pèlerinage bi dafay nekk lu doy waar parce que aussi ñoom ay responsable lañu xam nañu li ñuy def. ci atum 2016 Samuel Ndour bokkoon ci pèlerin de la miséricorde mu demoon ca pèlerinage muy loo xam ne sori na lool ci xolam. pèlerinage lieu de chrétienté yi wax dëgg yàlla lu rafet la loo xam ne ñëpp a koy ñaan pour mun koo dox la. ndax def lay tax nga jege yàlla tey wax dëgg yàlla lu rafet la loo xam ne ñëpp a koy ñaan pour mun koo dox la ndax def lay tax nga jege yàlla dafay tax itam mu am lu soppeeku ci sa dundinu chrétien moo tax def ko moom dafa am lu bari lu mu yokk ci suñu ngëm bëggoon aussi képp ku ko munoon def mu def ko ndax day tax ba wax dëgg yàlla ñu soppeeku ci suñu dundin. Séraphin Diédhiou ne ni ñu annulé pèlerinage bi bettu ko. ndax feebar bi mooy wone doolam te adduna bi yëpp la ko woon. bas bank ci adduna bi te pèlerinage yu ñuy def ñun ba Rome ou bien ci bërëb yu ñuy ne les lieux saints de l'église daal di pèlerinage bu nga xam ne day pèlerins yi dañuy dem ci juróom benn dëkk te boo leen gisee ne mbas bi nu mu demee nii munoo dëkk ba dëkk di mesure yu ñu ciy wax dina metti lool pour mun ko gérer. donte annulé pèlerinage bi neexul kenn waaye ñu ñëw. RFM bitim réew. Anna Rocha Lita Lopez Faye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax Mamadou Mohamed Ndiaye. yow la ñu àndal ci xibaar bi ci réew yi doore koog réewum Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo suba lay dellu ca réew ma. ëllëg kon alxames lañ ko fay xaar gannaaw fukki at yoo xamante ne tegu fa tànkam gannaaw itam bi ko cour pénale internationale daal di ko acquitté jamono yi dégg ngeen ko sànq ci xibaar yi ci nasaraan ñit ñi ñu ngi ci waxtaay bu baax a baax waajal kon lii di ancien président bu Côte d'Ivoire kon mu daal di ñibbisi foofee ca réewam. feneen mu di lu ñeel président bu commission UEMOA bu bees bi moom it ñu ngi koy xaar àjjuma ji di ñëw fële ca Bissau. gannaaw bu mu defee ab visite ba noppi ca Niamey ca réewu Niger Abdoulaye Diop mi nga xamante ne ci weeru avril bi wala weesu lañ ko fal ci boppu commission boobule war na dem ca Bissau ngi amal fa beneen visite de travail war fa daje itam ak ay ñi bokk ci gouvernement bi rawatina nag premier ministre bi ak kii di ministre des finances bu Guinée Bissau leeral yi ak Noa Mankali foofee. xibaar bi dafa ñëw ci communiqué de presse boo xamante ni moom la ministre des finances bu Guinée-Bissau yónni taskat xibaar yi ni mu ko wone bataaxal boobu visite bu Abdoulaye Diop boobu dafa nekk ni mu ko conférence yu chef d'état du gouvernement yi bu UEMOA fal ko te yàggul noonu document bi dafa indiqué ni président bu commission bu UEMOA moom dafa war a am daje ak président de la république Oumar Sissoko Embaló ku mu war a jox transmettre perspective économique bu communauté waaye tamit ak jàppale boo xamante ni moom la UEMOA war a def ci réew yoo xamante ni ñoo bokk ci kuréel boobu
waaye tamit dafa war a répondre ci besoin yu renforcement yu relation bu coopération diggante union bi ak Guinée-Bissau. Abdoulaye Diop ñu mu ko wone communiqué bi dafa war a def déclaration ci taskat xibaar yi bu mu bare ndaje ak président bu assemblée nationale populaire Cipriano Gassama, premier ministre bu Guinée-Bissau Nounou Gomis Nabian, ministre des finances Jean Mamadou Aladji Fadia ak secrétaire d'état au plan ak intégration régionale Monica Boiro da Costa. Nouadhibou Bissau RFM. ca Algérie nag parti au pouvoir moom moo jël raw gàddu gi ci élection législative yiñ fa doon amal niki samedi ji weesu. FLN di Front de Libération Nationale moom moo jël kon téeméeri siège ak juróom ci ñeenti téeméer ak juróom-ñaari siège yi ñu war a séddale ci biir assemblée nationale bu Algérie kon ñi di candidat indépendant yi ñoom ñoo jël deuxième place bi waaye nag li bëri li ci observateur bi lu ñuy nakarlu mooy taux de participation bi nga xamante ne gis nañu ne néew na lool. mbas mi ak na mu ne xës ca France tax na kilifa yi jëlaat yeneen matuwaay ngir kar ko. premier ministre bi moom moo daal di yëkkati kàddu niki sànq di Jean Castex jàpp na si bokk na ci kon dogal yi mu jël moo di ñu daal di yëkkati port du masque bi maanaam sol masque bi ci biti li ko dalee niki ëllëg kon alxames couvre-feu bi nga xamante ne fanweeri fan ci weeru juillet bi lañ ko waroon yëkkati nee nañ léegi dimanche bi sax lay tàmbali lañ koy tàmbali fomb mébétu France léegi moom moo di vacciné fi lekk njeexiteelu weeru août gi ñuy dëgmal kon lu tolloog fanweeri million ci ay doomu France lu ak ñaari dose vaccin anti Covid bile ñu daanale Mohamed ak sommet bi nga xamante ne moom moo am jamono yi ca Genève diggante Joe Biden ak Vladimir Poutine ñaari njiitu réew yooyu le kon di daje gulet ñuy amal ay waxtaan jot nañ sax weccante yenn ci ay kaddu ay phrase de politesse rek donc waaye nag ñu ngi xaar nag lan mooy tukkee ci boobule sommet dañ ci amal ab conférence de presse ci kanam tuuti incha allah. incha allah Ana Rocha Lita Lopez Faye jërëjëf. RFM Sport. ci noonee la ñuy dikk daal ci tàggat yaram gi dalal Soda Thiam Soda maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mamadou Mohamed Ndiaye. ay ci xibaaru tàggat yaram yi ci xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média dañu koy door rek handball CAN di Coupe d'Afrique bi ko ñeel ñu koy def ca Cameroun demi-finale yi danañ ko football tey jii. boobu danañ ko handball. daañu ko handball tey jii bu 14h30 jotee Angola moo fas yéene jàkkaarloo ak Tunisie juróomi waxtu tey jii Cameroun di jàkkaarloo ak Congo ci léegi nag ñu ngi doon jouer li nga xam ne moo di match de classement yi ñu jàpp ni Sénégal kon daal di nay gagné jonganteem digganteem ak Nigéria 32-15 la ko daal di daan bana boobule jongante amoon na tamit Guinée RDC foofu tamit RDC moo daan Guinée 33-26 dañuy rek daal di dellu si waat Mohamed Ndiaye ci élimination Sénégal ñeel quart de finale yi ni ki démb bu ñu sukkandikoo nag ci technicien bi di Ahmed Sidiba gayndey nag seen perte de balle yu bëri yi ñu doon def moom moo tax ñu daal di ñàkk seen digganteeg waa Congo ni ki démb ñu teewluy kàddoom. xaw nañoo bett parce que xale yi li ñu def moo bëri def nañ taw ay bal yu bëree bëri surtout en attaque en défense aussi bon xam nga entraîneur tamit moo xam lu mu yore ci équipe en défense j'ai trouvé qu'elle était très très passive on a aussi un problème de gardien suñu góol bi dem kon ñu gën a sonal parce que moo nekkoon poumon équipe élimination moom vraiment à 38 secondes on a une balle dugal ko on l'a malheureusement ñu raté ko. mais tamit gis nañ que ni la majeure partie joueuses yu nekk ci équipe bi ay expatriés lañ est-ce que tey jii yaakaaroo que ni war nañoo gën a dooleel joueuses yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci championnat local ñu gën a am présence ci équipe nationale bi. waaw dëgg la xam nga bii yoon yóbbu nañu day sonn yóbbu njole yóbbu xadisek donc c'est déjà bien parce que tamit pour man sama xalaat sénégalais su mu nekk rek di jouer handball ñu jël ñu gën a jàpp nekk en forme actuel quoi man loolu laay mooy sama xalaat quoi parce que local yi tamit fii dañuy wax rek mais il faut que ban local moo am place équipe nationale man toujours dama koy wax il faut qu'on travaille encore au niveau local.
ginnaaw handball ñu waxtaanee wàllu football ak euro 2020 ba ñuy football ci Europe tey jii ci ngoon am na ñetti match yoo xamante ne ji moo nekk ci programme bi yii ci groupe A bi yee ci des ci groupe B ba. ca groupe B bi nag moom mooy daw jamono ji sax war a dox diggante Finlande ak Russie di ñoo nañu dellusiwaat ci résultat yi suñu yeneen i jotaay xibaar lu ñeel groupe A bi nag bu 16h jotee Turquie dina dalal Pays de Galles Italie Suisse nag boobu à 19h lay doon ñu taxaw ni sax ci boobu lay jongante nga xamante ni Italie ak Suisse ñoom ñaari dëkk la yoo xamante ni xamante nañ bu baax même bu fekkee sax seen jongante yàgg na ay at a ngi nii lu tolloog juróom fukki at ak juróom-ñeent a ngi nii ñoom ñaar dajew ñu ci phase finale compétition yu mag yi tey ji nag ñuy jàkkaarloo ci ñaareelu journée bi ñu gis tamit ni Italie rek jamono ji moom am na taxawaay bu dëgg ndax booy xool toog na ñaar fukk ak juróom-ñetti match yoo xamante ni amul ci défaite waaye tamit Suisse la mu wone ci jonganteem gu njëkk ñeel euro gi xaw na dal xel tuuti ñu teewlu Youssouf Bodian ci présentation affiche boobule. xaar bi yàgg na juróom fukki at ak juróom-ñeent ngir gisaat Italie daje ak Suisse ci phase finale compétition bu mag le 7 juin 1962 ca Santiago waaye Italie ñoo daanoon Suisse ñetti bal ci dara ci premier tour coupe du monde bi amoon ca Chili waaye ren ñu gis ni doole yemul ndax Italie dafa tegle ñaari fukki match ak juróom-ñett yoo xamante ni kenn gañewu ko Italie kon dina jéem a wéyal liggéey bi ginnaaw bi mu daanee Turquie ñetti bal ci dara ci match d'ouverture bi Italie sax booboo nekkoon scorom bi gën a yaatu ci phase finale bu euro ndax ci fanweeri match ak juróom-ñeent yu mu football mësul am lu toll ci ñetti but jàppale ni tamit Italie ci juróom-ñeenti matcham yu mujj yi dugal na ñaari fukki but ak juróom-ñett te encaissé wul benn waaye tey li leerul côté Italie mooy ndax Marco Verratti dina bokk match bi wala déet donte sax milieu de terrain Paris Saint-Germain wér na ba dooraat entraînement yi dimanche sélectionneur am bi di Roberto Mancini ci conférence de presse bi nee na Marco Verratti fu mu toll nii mu ngi ci jàmm waaye dañuy xaar ba bésu match bi ngir ñu xam ndax dina toog ci banc bi wala dañ koy bàyyi mu noppalu ba ci kanam waaye daal lu ñu gis dal na suñu xel. Suisse nag ci matcham bu njëkk bi 1-1 la def digganteem ak Pays de Galles ca Bakou Embolo moo dugaloon 49e minute laata waa Pays de Galles di égaliser naataangoo Shaqiri yi kon dinañ jéem a xeex tey ngir mën a des ci compétition bi match bi diggante Italie ak Suisse nañ ko amal ca stade olympique bu Rome. Suisse Italie du ma la wax ko ma faral waaye Granit Xhaka moom sama waay la. donc en tout cas daal jàppal ni Italie bu amee ndam tey ji dina rek qualifié ci 8e de finale yi ndaxte Italie ci matcham gu njëkk dafa daanoon Turquie ñetti ball ci dara kon Mohamed ñaari jogante yi di Turquie Pays de Galles Italie Suisse mën nañ ko déglu ci rajo Futur Média en direct lay doon. wàllu football ba léegi ak footballkatu Sénégal bii di Mbaye Amady Niang nee nañu ma nga caw yoon jëm Portugal. waaw moom nag gannaaw prêt ba mu newoon fële ca Al Ahli moom attaquant sénégalais boobee nag boo moyut ndànk boo deful ndànk du des foofee noonu ca ren même bu fekkee sax ni contrat am dafay dem ba 2023 ndaxte FC Porto ak Besiktas ak tamit Krasnodar ñoom ñi ngi ci ay tànku international sénégalais boobee nga xamante ni dafa jóge ci prêt boo xam ni ñeenti weer la fa daal di def foofee ca Arabie Saoudite moom nag bu ñu sukkandikoo ci l'équipe.fr dellu si waat na ci effectif bu ren waaye nag club bu breton boobee maanaam bugg ko buñ comme li ñuy faral di wax jigéen boo gisee guro yëyal Badou dañ ko bàyyi ma for yi tànk ma nga noonu ay ci soxna Soda yëf yi jeex na wala dañuy waxtaanee wàllu basket ak quart de finale play-off lay boo yeree sam kuy bu màggee moom boy boo nga ñemee dañ rek quart de finale play-off ci góor ñi yëf yi ci diggante GIA ak Saint-Louis basket club lay doon tey ji ci ngoon. tey ji ci ngoon mu ñu war a amal loo xam ni moom la ñuy woowee bel ndaxte booy xool ca match aller ba Saint-Louis basket club dafa ñàkkoon dafa daanoon plutôt GIA 65-58 ci match retour ba GIA daal di jël revanche am daan ko 49 ci 42 kon tey ji nag match taqalikoo nañuy daal di amal ku ci am ndam yaay dem fekk ji Caradas bi di fa nga xamante ni AS Douane moo fa nekk Duc ak ASC Ville de Dakar ci stade Marius Ndiaye nag lay amee bu 18h30 waaye tamit laata jongante boobu dina am 8e de finale coupe du Sénégal ci wàllum góor ñi ba tey bu juróomi waxtu jotee ca stade Marius Ndiaye diggante Port lay dox ak AS Douane kon Mouhamed Ndiaye. Thiam Bokar maa ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf. RFM rajo askan wi.
lu aju ci statut ñi nga xamante ne ji ñooy ak indemnité ak avantage yu ñuy baaxee ñii di chef de village yi des ko fi dindi woon président Abdoulaye Wade moo ko fi defoon Macky Sall ñëw dindi ko laaj bi di ndax décret boobee dañu ko fay dindi woon carrément wala ndax dañu ko ajandi woon rek atum 2011 ak lu mu ci mën di doon Koumba Sandiane Faye mi ngi ci dolli xibaar ci biib gëstu mu def jëme ci. projet de loi bi ñeel statut chef de village yi ñu daal di koy examiner noonu adopté ko ñu dëxañ ci ne chef de village yi dañ leen di jox weer bu jot koppar bu tolloo ko fukki junni ci ñi jiite ay village yoo xamante ne ñi fa dëkk toll nañ ci juróomi téeméeri nit fukki junni ak ñaar ci ñi nga xamante ne ñi fa dëkk ñu ngi ci diggante juróomi téeméer ak ñaari junni ak juróomi téeméeri nit ci fukki junni ak juróom ci ñi nga xamante ne ñi fa dëkkee ëpp nañu ñaari junni ak juróomi téeméeri nit naka noonu ay oto ñu joxoon leen ko ñi nga xamante ni dañu dëkkee fi am sàcc jur ñu joxoon leen nit ay arme loolee ci jamonoy Abdoulaye Wade la woon gannaaw ba mu dalalee ay délégué yu teewaloon fa lu tolloog fukk ak juróom-ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróomi village yi nga xamante ne ministère de l'intérieur waññi woon na ko jamono joojule mu doon ab diggé bu ñu jëmmaloon 29 septembre 2011 ci conseil des ministres ci moom Abdoulaye Wade ba muy waaj a jeexal mandaawam décret boobee ñu duppee 2011-2072 bu 29 décembre 2011 publié woon nañ ko ci journal officiel 66-62 bu samedi 5 mai 2012 président Macky Sall ci ndorteelup mandat 2012 bi mu daal di woon dindi loolee lépp chef de village yi amoon di dem ba amal décret 2016-325 bu 8 mars 2016 loolee jamonoy Macky Sall la jëm ci nekki nupp délégué de quartier yi ak liñ leen di jox fukki junni la weer wu nekk ci ñi dëkkee Ndakaaru juróomi junni jàpp juróom-ñetti junni ci ñi dëkkee ci yeneen gox yi laaj bu samp jamono ji di ndax décret 2011 bu gouvernement Abdoulaye Wade boobee dañu ko neenaloon wala ñu ajandiko gannaaw bi nga xamante ne ki ko fu wuutu mu ngi wax beneen décret ñeel ba tey ñooñee ndax foofee du doon ñaari décret ci lu ñeel benn mbir te assemblée nationale député yu bëri réeré nañu mbir jàpp loi buy neenal décret 2011 boobee bu dee ne sax ki ñu mujjee jot mu ngi xamal ne neena luñ ko woon waaye dañ ko ajandi woon wante amut benn pour document officiel bu génn buy wax ne boobee décret dañu ko ajandi woon te bu dee ne décret bi neena luñ ko wala ajuñu ko woon dafay nekk ci nguur gi bañ a doxal ab décret boo xamante ne lu am la te ci ay xibaar bu ñu toppee yoon ñoom dañ leen di ndàmp jox leen li ñu moom boobook léegi ñu xañoon leen ko mu wax doon koppar gu takku gu leen yoon jox. RFM li ci yéenekaay yi. NCA assurance auto Savona Marseille Créole Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ngan gi président Macky Sall di amal ci Fouta l'Observateur nee nañu waa Matam duñu ko gaaw fàtte ubbil yéenekaay bi moom njiit réew mi ma nga ca tournée économique ba muy def ca nord bu Sénégal démb ci talaata ji moom njiit réew mi teewee na ca Matam ab conseil présidentiel territorialisé bu ñu jagleeloon dëkk ba fa la xam le ne état bi fas na yéene dugal ca diwaanu Matam lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukk ci ay milliards ci diggante 2021 ak 2025 mu tënku ci li ñu duppee programme régional d'investissement public ca ndaje moom it l'Observateur nee ñu fa la waxee ne li ko tàmbalee ci weeru sulet léegi weer wu deewati chef de village bu nekk ci réew mi danañu la jox ndàmpaay lu toll ci fukki junni Les Échos xëy di sar xolle di ñu wax ne Macky Sall yàq na waa Matam dig na leen ba dig leen ab université ak ab aéroport Vox Populi xëy di dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk xamal ñu ne président nee na li état bi naal ngir région bu Matam moo di ab université ab institut supérieur d'enseignement ay tali ca Dandemayo ab centre régional des finances ab hôpital niveau 2 ak ab aéroport wax na ne danañu taxaw ci xëy ndaw ñi ak financement bu toll ci ñeenti milliards ak genn wàll taxawal it ñaari junniy emploi ak ñaari téeméer ak fanweer ak ñaar ak it lu mat ñaari junniy ndaw ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn yu ñu war a former Le Quotidien mel ne ku naan ñu ca local ya la Macky mise locale noonu la ko yéenekaay bi bindee ci xëtamu njëkk ba dañuy wax moom it 450 milliards yi président Macky Sall ne moom la ñu fas yéenee joo ca diwaanu Matam ngir suqali ko Soleil national nañu président national wax na démb ne li ñu diggee woon ca Matam keroog ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars 2013 ba ñu fay def ab conseil des ministres décentralisé la ñu fa diggee woon def nañu ba romb ko ne bu doon téeméer la ñu digge woon ca Matam def nañu fa lu mat ñaari téeméer ndax projet yi ñu fa waxoon ba ñu génnee ca conseil des ministres décentralisé gi lépp mi ngi tolloon ci 126,8 milliards la ñu def ca Matam ci ay projet diggante 2013 ak léegi ëpp na 253 milliards la si ne kay xëy di jàngat ak di xayma yi jag ak yi jagadi ci tournée économique bi njiitu réew mi Macky Sall di amal ca Fuuta ak li ko wër ya ca jag yéenekaay bi nee nañu bokk na ci recrutement spécial bu ñeel lu toll ci juróom-ñeenti téeméeri jeune ak fanweer ak ñaar ya ca jag ba tey yéenekaay bi nee nañu
bokk na ci li président ne chef de village yi léegi weer wu nekk ku ci nekk ci ñoom dana am fukki junni laak tribune mel ne ku naan ñu maa leen di wax yee ca jagadi yi xajamal tournée Macky Sall bi journal bi bind na ne mooy ñaxtu ak xultu yu bari yaam ca département bu Matam seen kër famille gëcca ndulumaa ji sax ndawi gox ba dañoo demoon démbu taal ko ñu bari ci ñu doon manifester nee nañu ci Fuuta Tampi ca la ñu bokk brassard rouge yi doon jëlaa ñëwee nu nekk lu nekkit la tribune nee nañu yàkk nañu ko Macky Sall ndaw di jeunes yi demoon taali ca leen gëcca ndulumaa ji la Sénégal mi ngi ñuy xamal ci xëtamu njëkk li leen ñulug ba tax ñu def ko Vox Populi jël kàddu gi ne ñu nee nañu président Macky Sall la ñu mere ndax dafa ñëw ba Fuuta tëb leen ñoom waa ndulumaa ji jaaru fak tànk loolee moo leen mitti moom la ñu mënuta wanaasu ba taxoon démb ñu dem taal kër ga tournée Macky Sall bi le témoin nee nañu bu dee am na lu ko salfaañe mooy brassard rouge yi ñu koy génneel léeg-léeg li tax mu jaxase protocole état bi yéenekaay bi nee nañu moo di moom Macky Sall fu mu jaar gis fa askan wu ñaxtoo ki sagar yu xonq dafay taxaw déglu leen donte sax loolee bokkul ci protocole d'état bi docteur Ousmane Ba dib sociologue di ñu wax ci biir le témoin nañu loolee dafay wane ne li ko askan yu wax moom Macky Sall mi ngi dugg ci boppam Sud Quotidien nañu terewul ba léegi tournée Macky Sall bi bu doon am soow la ñu ne am na yu cey ñuul yi cey ñuul moo di nit ñi ñuy dajale rungu leen yóbbu leen ñuy tàccoo ko yuuxoo ko fecc ak brassard rouge ak nervi yi ñuy gis ci tournée bi Racine Sy mi ñu ne dafa luye woon ay nit Ndakaaru yóbbu leen Podor ngir yokk mbooloom wax joojee Racine Sy weddi na ko fa ñu ko bindoon démb di ci Source A fa la ko xëy weddee dem ci moom Racine Sy bay waat ci bàmmeelu baayam nekk ñu ne mooy jële ay jeunes Ndakaaru yóbbu leen Podor kooke moom Racine Sy xamu ko ci Aadama xamu ko ci Awa mu delluit kitaabu ci alxuraanul karim ne yëf yi ku monte la ab complot la bu ñu ko lalal ngir bëgg a gàkkal ab deram Racine Sy dollil ci waa Source A ne Mamadou Anne mi ñu ne mooy sama recruteur yàlla xam na ne su ma xamoon mooy kan porté naa ko plainte bu yàgg yàlla baax ne kon heure bi réew mi quotidien nee nañu leneen la ñuy wax ci Abdoulaye Mbaye Peex ak Modou Bara Dolly yëral xët mu njëkk journal bi ci tournée président Macky Sall bi la ñu àndoon seenu wata def accident bakkan desu ci waaye jëlee nañu ci ay gaañu-gaañu yu miti rawatina Abdoulaye Mbaye Peex ndax moom nee nañu dafa amee ay gaañu-gaañu ci bopp bi Saliou Samb ci boppam candidat la ca mairie bu Mbour ci élection locale yi déwén yi xibaar bi mi ngi ci Sud Quotidien ubbil yéenekaay bi coordonnateur communal APR bu Mbour directeur général bu Sirne journal bi nee nañu ci méga meeting bu mu doon amal ci diwaanu Mbour ci week-end bi fa la siiwalee candidature am ca mairie bu Mbour jeunes yi dëkk ba ak jigéen yi dëkk ba ñoo ko tànn moom Saliou Samb ngir mu doon maire bu Mbour journal bi gis ne yëf yi tàmbali naa jax ca Mbour ndax Saliou Samb mi siiwal candidature am mooy ñetteelu nit gi samp ndëndam sampum ndënd ku ko wax xel dem ci lamb maa ngi ca lamb ca ak sunu lamb mi ñu xamal ne fitna ak ñool ak jafe-jafe yeeg xeexoo yi ñuy faral di gis ci face to face yi tax CNG bi jël na ci dogal yi sunu lamb nee nañu bokk na ci léegi promoteur buy organiser ti ab face to face da ngay wuti ay takk der ñu ñëw taxaw. NCA assurance auto Samona Marseille Créole Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. benn waxtu du heure fekk ñeent fukki minute ak ñett yegg si nañu mbokk yi ci pëj bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi li ñu ciy waxtaane moo di dënn yéeg ni ñu gaawee jóg fitna yéeg ni ñu koy nimikoo fii ci réew mi mu di ci espace public beek fu mu ci mën di doon budul ci wax di ciy jëf waaye mer geek xëqante gi moom gaaw lool yi ci mujj mooy jàppante yi ñuy nimiko ci université yi ci réew mi loolee la ñuy waxtaane ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média war a ànd ci waxtaan wi ak docteur Abdou Khadre Sanoko sociologue certifié en psychologie docteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Mouhamed. weneen wàll yu ñoo ngi ci ak Falilou Ba docteur en communication spécialiste du changement de comportement docteur maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Mouhamed. baal ma waxtaan wi ma doole kook docteur Abdou Khadre Sanoko docteur laaj bi moo di ndax yow ni ko Sénégalais yi constaté dafay nga constat bi noonu muy dën yéeg ni mu gaaw a jógee saa su nekk ñuy dégg fitna ak fitnalante bu dee waaw ci sa gis-gis lu tax mu mel ne luy bëgg a jéggi dayoo fi ñu toll nii. constat bi moom Mouhamed ginnaaw bi ma la nuyoo di jaajëfal aussi ñëpp ñi ñuy déglu góor ak jigéen ci RFM constat bi moom am na bu yàgg problème bi kay mooy daf ñoo bettul parce que suma Mouhamed vous serez d'accord avec moi que nit tëbul tëb rek génn ci biti dem ci mbedd dem université wala muy def politique wala muy jàngi wala muy liggéeyi wala mu nekk journaliste donc nit dañ koy fi ñu ko war a tàggatee fi ñu ko war a tëggee ba mu nekk citoyen boo xam ni citoyen modèle la comme ni ñu koy waxee ci tubaab mais ci kër lay jaar ci njaboot lay jaar ci ay waajur lay jaar mais léeg-léeg dañuy fàtte ni étape boobu dafa mel ni dañ koy sauté d'ailleurs ñun ci biir ci sunu li ñuy jàng dañ koy tuddee ni fan yi mooy agent de socialisation la maanaam dafa nekk benn kenn boo xam ne nii foofu la ñuy juree doom mais foofu lañ koy tabaxee mu nekk góor gi gën ëllëg wala mu nekk jigéen gi gën ëllëg mais famille boobu nag léegi lañ constaté li ñuy wax njaboot moo dem ba ak mbokkoo ba dem am ci ay jafe-jafe yoo xam ne nii loolu ñuy wax crise donc aujourd'hui tey soo xoolee ñun ñëpp mën nañoo laaj diw ani papaam diw ani yaayam bañ koy yar ñoom fan lañ nekkoon
sànq ci nasaraan sama naataango bi wax na ko. ba wax média yi ba wax truc mais en fait c'est parce que famille dafa mënatul a taxawaay bu mucc ayib ci biir njaboot gi mais moom moo tax mbedd mi moo tax école bi moom moo tax réseaux sociaux yi récupéré ko donc tant que nag interroger waatuñu fi nga xam ne nii foofu la ñuy tabaxee nit muy ci famille te ay waajur séq ko muy góor ak jigéen ñu koy wax couple donc fondamentalement ci champs yi ñu mën a dem yépp lu mel nii lañ fay fekk te loolu dafa nuyoo woon bu yàgg mais kenn fayu ko ñun ñëpp dañoo toog di xool mais léegi ci ni ñuy amee jabar ak ci ni ñuy amee jëkkër kenn du ci dugalati valeur yi parce que nit léeg-léeg da daan takk soxna mu ne kii dama cee bëgg a ji njaboot goo xam ne nii bu ñu demee ba nekk mag ñëpp naw leen mais léegi on voit très bien que critères yooyu amatul ni ñuy amee soxna ak ni ñuy amee sëriñ dañ koy teg ci rafetaay wala ñu teg ko ci xaalis bon évidemment njaboot yi ñuy jur aussi ci ni ñuy waxee ci biir kër yi ci ni ñuy xuloo ak suñu jabar yi ak suñu jëkkër yi loolu la ñuy reproduire ci biti loolu la ñuy wax violence langagère boobu ci saagante bi gaaw a saaga gaaw a xët-xët ci li ñuy lekk ci li ñuy même si suñuy expression sax ay expression yu violente la ñuy utiliser loolu nag moom moo dem topp ñu ba fu ñu dem yóbbaale ko évidemment yóbbaale ko université yóbbaale ko aussi ci champ politique. kon ci gàttal li ñu jëmbat ci kër yi moo jebbi ci biti rek. absolument très bien docteur maa ngi lay gërëm bu baax a baax docteur Sanoko des ci waxtaan wi ak Falilou Ba moom it docteur ci wàllu communication spécialiste ci wàllu changement de comportement moo di nit ki ak melokaanam bu maanaam di soppeeku lay indi soppi gàk yooya ñu waxtaan ci ak moom docteur Falilou Ba dégg nga docteur Abdou Khadre li nga xamante ne ji loolee la wax fa mu gisee ne la ko sooke mi ngi ci d'abord ci famille yi ak yar yeeg yooyu moo manqué. laaj bi di li indi tey nit ki ñuy gis seen dënn gaaw a jóg ñuy gis fitna bari ci réew mi wax ju ñaaw bari ci réew mi tey boo ko doon wutal sabab lu muy doon. ok jërëjëf Mouhamed maa ngi nuyu sa auditeurs yi sa auditrices yëpp ñu nga nekk RFM di ñu déglu ci jamono ji di wax ni en réalité li nga xamante ni moom la sama naataango bi wax dama koy dëggal ba pare wax ni nag mën nañ dépasser foofu aussi c'est vrai que ci famille bi foofu mooy cëslaay bi. waaye dafa dem ba nga xamante ni suñu demee ci espace bi da ngay xool fan la fitna bi ak ci tegante dënn bi nekk dafa nekk ci ay kujje politique bi dafa nekk ci ni ñu ko waxee ci université bi dafa nekk ci fi nga xamante ni aussi foofu mooy ñuy wax sax ay doxu ñaxtu ci jàmm ça veut dire que ci nga xamante ni foofu waxtaan ak diisoo ak damante ak xel moom loolu foroon naw foofu la ñuy indi diggante mbagg bi ak yëkkati dënn bi loolu nag dalay wan ni fi ñu nekk ni sénégalais bi ñu xamoon mi ngi soppeeku waaye société bi aussi mi ngi soppeeku société boo xamante ni lépp lu mënoon am ci coono ak ci wax ak ci waroo dañuy toog ci digg penc mi waxtaane ko ba gis ci solution suñu demee ba nga xamante ni tey lépp li ñu mën a wax pour régler problème yi rek mooy xët-xët ak xeex ak xiiroo ak ñaayoo dañuy wax ni société boobu mi ngi changé waaye nag comme ni mu ko waxee famille bi mooy cëslaay bi waaye soo xoolee aussi bu baax tey jii dañoo ubbeeku ci àdduna bi ñu am ay médias ak ay réseaux sociaux ñooñu dina indil ay image yoo xamante ni image soo ko xoolee ba saytu ko ci gën a bari li muy wane mooy xët-xët ak fitna loolu aussi nit ñi dañuy dem ba nga xamante dañ koy formaté ba def ko seen biir mu nekk loo xamante ni koo mbubboo tey loolu kenn mënu ko cee génne beneen mbir mi mooy aussi danoo nekk ci jamono joo xamante ne jamono bu diis la bu metti la bu am coono bu am ay xat-xat nit ñi danoo sonn coono boobu nag mënu ko layal de du layal fitna beeg xeexoo bi waaye mën na ko expliquer ne tey jii coono boobu ak metti boobu dafa dem ba nga xamante ni fi mu toll nii nit ñi lu leen laal rek seen xol jub ñu bëgg ko régler ak fitna waaye aussi su fekkente ni ñoom dañ koo bëgg a jël layoo boobu ne danoo sonn war a dem di sonal nit ñi di dal ci kaw nit ñi di jël seen alal loolu aussi ci beneen forme de violence la waaye bi ci mujj mooy li may xalaat mooy ni mais ñi nga xamante ni ñooy jiite am ay ndombo tànk nekk ay kilifa nekk ci espace public bi ba pare di woo seen ñoñ ñi ak ñi nga xam ne dañ leen topp ci mbir moomu su fekkee sax defuñu ko directement waaye indirectement soo leen déglu dafa mel ni dañ leen di ñoñ dañ leen di pousse ci loolu aussi lu war a taxaw seetlu la te loolu kenn mënu ko génne tey jii ci fi ñu toll yooyu yëpp nag soo ko boolee ak boole kook famille bi da ngay gis ni tey jii fi ñu toll mooy lépp li nga xam ne dañ ko waroon lijjanti ci waxtaan ak diisu tey jii dañ koy lijjanti ci ay xët-xët ak coono ak ay xol bu jug donc pour tënk ci benn baat li nga xamante ne ji moom nga wax mën nañ cee jànge ci ne muñalante moo fi amatul déjà. effectivement muñalante moo fi amul. léegi nag su fekkente ni dañoo bëgg nag ñun fexe ba nga xamante ni loolu dafay dellusiwaat il faut ñu delluwaat comme ni ko sama naataango waxee ci suñuy valeur. suñuy valeur ñun loolu la ñu tàggatoo loolu la ñu jàngaloo man nag pour man suñu waree am solution
dañu war a am solution boo xamante ni dañuy fexe ba nga xamante ni sénégalais bi parce que loi yeeg dóor yeeg sanction yi yooyu def nañ ko waaye dafa mel ni amul saafarawul te bu njëkk ba da ngay dégg nit ne jomb naa def lii lu tax ñu ne parce que damay doomi diw wala fi ma bokk la léegi jomb yooyu ñu ñàkk nag dafa mel ne daanaka bokk na aussi ci li salfaañi yëf yi mais effectivement Mouhamed moo koy dëggal loolu ni loolu ci bu man foofu mooy solution bi loolu mooy problème bi waaye foofu la ñu war a delluwaat solution bi fexe ba nga xamante ni sénégalais bi day continuer di jomb continuer di bañ continuer loolu nag pour man su fekkee dañ koy jaaree ci communication mën nañ def communication engagement fexe ba nga xamante nit ki dafay am pas-pas safu dogu ci digg askanam ci digg ay nawleem ci digg ay ñoñam wax ni kenn di ko ci fekk suñu dirigeants yi aussi su fekkee dañuy dirmal ay mbiru politique ñu fexe ba nga xamante ni dañuy tàggat seen ñoñ yi wax ni ñoom aussi seen parti wala seen kuréel kenn di ci fekk tig na kenn di ci fekk xol bu jug ak xol bu tàng ak xeexu ak ñaayoo loolu suñu ko defee dëggal ko askan bi xanaa dama yaakaar ni dinañ am kersa di ci delluwaat ñu leen ciy fekkaat wala suñu ci fekkaatee société bi dootu leen naw bi ñu leen war a naw pour man loolu aussi solution la ndaxte bundu xattay ak dóor beeg punition yeeg yooyu def nañ ko ba tàyyi waaye soit amuñu moyen yu ñu ko eggalee wala amuñu volonté bu ñu ko defaree donc dañ delluwaat ci suñu cosaan ak suñuy aada man foofu laa gisee solution. docteur Falilou Ba maa ngi lay gërëm bu baax a baax.